طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi seen émission les vertus du Coran maanaam lépp luy ngëneel ak njariñu téere bu sell bi di alquranul karim ak seen rajo RFM alxames june 11h ci guddi ba minuit ngeen di ci ànd ak oustaz Abdul Karim Ba. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. les vertus du Coran lépp lu leen ump ci téere bi lépp lu ngeen ca bëgg a taataane ne njariñ ànd leen ak Abdou Karim Ba ci rajo Futur Média alxamis 11h ba minuit. su ngeen bëggee bokk ci émission bi wala am leen lu ngeen ci leerlu mën ngeen jokkoo ak RFM ci 88 628 14 14. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحرق الحجب بنوره وظلت الرقاب لعظمته ودكدكت الجبال لهيبته وصبح الرعد بحمده والملائكة من قيفته. اللهم بأسمائك البهية والشعاعات العرشية والكلمات الربانية والطلاسيم العبرانية والأقسام الملكوتية والأسرار السريانية وتسابيح اليونانية إلهي برفيع السماء وقوة الأرض وهيبة الشمس وبسر الأعظم الذي بين الظلمة والنور يا من كسى قلوب العارفين من نور الألوهية ويا من أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا إلهي والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتقضي لنا بها جميع الحوائج وتكون لنا بها وليا في الدنيا والآخرة. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. أيها المستمعين والمستمعات في داخل السنغال وفي خارج الوطن، نرحبكم كالعادة في كل يوم الخميس ونقول لكم مرحبا أهلا وسهلا بكم. ها نحن اليوم في انتظاركم بدقة وسرور، وبعد نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokk yi ñu ngi leen di ziara ci alxames yi fu waay mën a ne di ziara kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura di ziara ñi ci hôpitaux yi te wér di yàlla na leen yàlla delloo seen sago di ziara ñi nga xam ne ñi dañoo nekk bitim réew di daan seeni doole bëgg rek lu ñu indil seeni njaboot yàlla na leen ko yàlla yombalal bi ahsanil wujuh. di ñaan sunu Sénégal nga xam ne moom rek la ñuy am ñi nga daan waxee saxirun fi xajmihi wa kabirun fi batinihi, réew mu tuuti la ci gis-gis waaye réew mu rëy la ci biir. yàlla na fi yàlla def jàmm, yàlla na yàlla sàmm sunum réew, sàmm képp ku fi yeewu bi jaahi nabil karim. mbokk yi ngi ànd ak yéen kalaada fi kul yawmil xamis comme niñ koy defee alxames bu nekk fas yéene ànd ak yéen ci seen émission di ziara sunu mbokk yi nga xam ne ñu bàyyi xel saa su ne ci waxtu wi. ñu ngi ziara El Hadj Maxatal ci Italie, Madiagne Gueye ci Italie, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara Mody Ndiaye commissaire Mujibou Lay, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziara ba tey Adjandiku Fall ak borom këram Adama Ndiaye, di ziara Sidi Seck, ñoom ñëpp fàttewuñ leen, di ziara Nafisatu Ngom Keita, di ziara Mouhamadou Moustapha Yali, waaye di ziara nag sunu xarit sunu kóllëre alxaaji Pape Gallo Badiane, ñu ngi koy ziara bu baax. alxaaji Pape Gallo Badiane ku di sunu xarit di sunu kóllëre, ñu ngi koy ziara bu baax. di ziara it ala kulli xaal Ibrahim Ndoy, di ziara ba tey sunu xarit sunu kóllëre Ibrahima Diallo, ñoom ñëpp di ziar Pape Diop fàtte wuñ leen ñoom ñëpp ñi leen di bàyyi xel ci waxtu wi ala kulli xaal.
di ziyaare ñi nga xam ne ñëpp dañuy bàyyi xel di ziyaare suñu xarit Ndour ñu ngi koy ziyaara bu baax moom it di ko bàyyi xel di ñaan sunu Sénégal nag yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla tàppe xol ñu ànd nekk benn yërëmante jàppalante te yàlla tax mbokk yi ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ànd ak seen émission comme niñ ko daan defee ci alxames bu nekk ci waxtu wi dellu siwaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ne wi moom lañ leen di defal àjjuma alxames bu nekk ci waxtu wi di fas yéene nag balaa ñuy sori ñu fàttali sunu bopp fàttali leen li nga xam ne li wa ala kulli xaal saa yu ñu ñëwee ci waxtu wi fas yéene nañu fàttali ko jullit ñi muy seen xéewal di sunu xéewal ñun ñëpp ñu fas yéene cee jàpp ndax mooy suñu ndimbal moo ñuy jàppale ci fànn yu bari muy juróom-ñaari butéel yi nga xam ne waxoon nañ ko fi ñu di ko baamtu alxames du nekk saa ñu ñëwee baamtu ko ñu bàyyi ci xel ndax jullit ñi dañuy sàkku saa yi ñu ñëwee ci waxtu bi ñu baamtu ko wax leen kayfiya bi muy nuñ koy jëfandikoo pour ku nekk man koo bàyyi xel ku nekk man ci jëriñu ndax askan wi rek moo tax ñi di ko def ngir rek bëgg jullit ñi xeetaliku bëgg rek jullit ñi génn ci ay jafe-jafe bëgg jullit ñi génn ci al amraat al batiniya feebaru biir yi ak yu biti yi muy juróom-ñaari butéel yi ñu baamtu ko mbokk yi dañuy farataal di wax ne ku ko man baax na ku ko mënul nga gis ku ko man te jàng te man la ko defal nga dem mu defal la ko muy ayatul kursi yi fukk ak benn laqad jaakum rasulun min anfusikum fukk ak benn wa samaa'i wa taarixi fukk ak benn nga tëje ko benn yaasin wal quraanul hakim nga def ko ci juróom-ñaari butéel yi nga di ko naan bés bu nekk nga jël benn butéel ndekki añ reer incha allahu boo koy naan nga dugal sa yéene li nga bëgg yëpp li ngay sentir ci sa biir yaram moo xam biir la moo xam ndigg la moo xam tànk buy ruux la moo xam tànk buy metti wa ala kulli xaal nga ñaan sa yéene yëpp delloo sa bopp yàlla nag mbokk mi yàlla bëgg na lool jàmm bu koy jaamu ba di ko ñaan na am yaqiin mooy certitude ci ne la shakka bi anna allah sayaqdi xaajatu bu mu am sikki sàkka ci rabbu samawaati wal ardi ne dina ko fajal aajoom ni ngay amee yaqiin ci boo demee ci médecin toog ak moom wax ko sa bopp mu def bindal la garab nga naan am ci yaakaar lool yaakaar ju ëpp jooju la jullit war a am ci boromam muy rabbu samawaati wal ardi te xam ne ayatul kursi leer la laqad jaakum leer la wa samaa'i wa taarix leer la yaasiin wal quraanul hakim di seen xarit di sunu xarit di seen soppe di sunu soppe leer la ala kulli xaal yii leer bu tasee ci yaram mbokk mi waxoon nañ ko fi lëndëm bu fa nekk dina ko dindi kon nañu am yaqiin muy certitude ci bu ñu tasee ak docteur toog ak moom diis ko suñu bopp noonu la ñu war a amee yaqiin gu toll noonu wala bu ko ëpp ci ki nga xam ne kii mooy borom asamaan ak suuf te xam ne lu defaru moo ko defar lu faju moo ko faj lu taxaw moo ko taxawal lu réussir moo ko réussiral kooku mooy borom asamaan ak suuf ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk yi ayatul kursi yi fukk ak benn laqad jaakum rasulun min anfusikum fukk ak benn wa samaa'i wa taarix fukk ak benn nga tëje ko benn yaasin wal quraanul hakim mbir maa ngoog mbokk mi xéewal gaa ngoog muy xéewal goo xam ne gi wa ala kulli xaal ñu ngi ko yàlla ñu ko baaxe ci trésoram bu mag bi muy alquranul karim wa mislu hada al kitab la yura wa huwa kanzul muminin mooy suñu trésor di seen trésor di suñu yaakaar fii ak ëllëg wa ala kulli xaal mbokk mi alquran mooy suñuy bët mooy suñu dënn mooy suñu xol mooy suñu xel moom la ñuy doxee moom la ñuy waxee moom mooy suñu xarit mooy suñu kóllëre ndax saa yu ñuy xëyee mënuñoo xëyee suba ba ngoon jot te tudduñu ko imma ñi tudde ko ci julli gi wala ñi tudde ko ci leneen
ku xëy ba suba ba ngoon jot mënoo xëy ba suba ba ngoon jot te tuddoo alquranul karim bu dee bismillahi rahmaani rahim ci julli gi wala nga tudd ko ci zikr wala nga tudd ko ci di ko fàttalikoo wala bokk ñi di ko tudd ci juróomi julli yi kon loolu mooy wane ne saa yu ñu xëyee ñoog moom ak ñun mënuñu ko bàyyi mënuñoo bàyyi ndax mooy sunu xarit ñuy xaritam ñuy jëfandikoo jàppoo ànd nekk benn ak alquranul karim muy suñu ndeyjoor di suñu càmmoñ di suñu kanam di suñu ginnaaw mënuñoo xëy suba ba ngoon jot te tudd ñu alquranul karim ak lu mu gàtt gàtt donte bismillahi rahmaani rahim jullit bi dina ko tudd bu xëyee kon kooku mënuñoo dem bàyyi ko ndax mooy suñu yaakaar fii mooy suñu yaakaar fee ñu jëm mooy suñu wéttal ci àdduna mooy suñu wéttal yowmal qiyaamati kon mbokk mi mbir mangoog ñu bàyyi ci xel bu baax te xam ne kitaaballahi huwa kanzul mu'minin mooy suñu trésor bu mag moom lañu yaakaar fu ñu mën a ne mbokk mi ñu dellusiwaat ci balaa ñuy sori balaa ñu dugg encore ci seen xarit sunu xarit seen soppe sunu soppe muy yaasin wal quraanul hakim bu ñu toll woon ci salaamun qawlan min rabbin rahim mu am mbokk yu woote bëgg ñu jaaraat ci ak it ñaan bi ñu fi ñaanoon jullit ñi mbokk yi am di jàmm yi xarit yi soppe yi di ñaan ñi baamtuwaat ko ci wàllu ubbeeku bi ñu waxoon ndax jullit ñaari mbir moo ko gën a sonal ci dundam muy wéri di yaram ak ñàkk mbokk mi bari aana waxoon naa leen ko ne leen bari aana jullit buy dox solo ba jekk romb la te fekk na mi ngi doxee métit wu tar te mënu ko wax bari aana lu nit waaju baax solo ba jekk romb la te fekk na mi ngi jaaxle lu mu dundalee njabootam mi ngi jaaxle ci lu mu fajee ay aajoom mi ngi jaaxle ci lu ko ci génnee ci ay jafe-jafe kon mbokk yi jullit bu jaaxle amul kenn ku mu yaakaar amul kenn fu mu mën a jooytoo mbiram fudul ci rabbu samawati wal ard kon nañu bàyyi xel loolu ndax di nga gis kilifa gu toog ci biir këram di sax nëbb feebaram njabootam bañ rek ñi xam ko nit dina toog mbokk mi war a xëy dundal njabootam du am sax lu mu leen dundale nit ñi nelaw te doo nelaw nga di ko xalaat ba bor set te yaakaaroo ci kenn amoo kenn kooku mën a diis ku dul borom asamaan ak suuf kon mbokk mi ñaar yi daal mooy amraynil muhimmayni fi xayaatil insaan mooy ñaari gën a am solo gën a soxal nit ci dundam muy wéradi ak ñàkk gu tar kon mbokk mi ñu fàttali ko askan wi bi ci jëkk waxoon nañ ko léegi muy juróom-ñaari butéel yi nga xam ne baax na ci wéri di yaram lool bi ci tegu nag moom la ñuy ñëwaat di baamtuwaat ko ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg ci ñi nga xam ne ñi wa ala kulli xaal dañuy ñaan seen borom yàlla génne leen ci minal faqr wa taasata wa taab wal mashaq wa diq shadid génne leen ci xat-xati ñàkk ak tolof-tolofi ñàkk mën leen ubbil ay bunti xeewal ci la ñuy jëm si léegi incha allah wax ko nit ñi benn bu ci nekk nu muy tëddee mbokk mi dañ leen waxoon ci sunu émission bi passé te jullit ñi di ñaan ñu baamtu ko ndax dafa am solo lool bari aana ku toog yor jaayukaay di jaay te bëgg a yokk nit a ngi toog yor njaboot gu takku bëgg leen a dundal bëggul ñu xiif bëggul ñu mar jullit bu sañoon sa njaboot duñu xiif duñu mar duñu rafle fu ñu jaaxle nga taxawu leen fuñ ci fànn yëpp kon mbokk mi dañu war di saxoo ngànnaay yi ñu fi yàlla bàyyil ci alquranul karim muy ay xeewalu kese ci alquranul karim bi ci jëkk waxoon nañ ko mu nekk ci suratul isra'i muy bismillahi arrahmani arrahim wa laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbahr
wa razaqnaahum min at-tayyibaat wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiila. ñu baamtu ko muy bismillahi arrahmani arrahim. wa laqad karramnaa bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiila. gis nga muy aaya 69 ba 70 mbokk mi. soo ko defee bésu altine nga liggéey ko ci 777 bésu altine mbokk mi loo ci ñaan sa borom ci ubbeeku ci wërsëg, ndax aaya bi ci boppam looloo ko tax a jóg, ci loolu lay dox, ci loolu lay xëy, ci lay gont, ndax yàlla moo ñu ko waxoon kat ci téeram bu sell bi. yàlla moo ñu ne man grand chantier yëpp maa ko yor, te bés bu nekk samay mbir mooy dox ci kaw mooy dox ci suuf. ñu ne ko loolu nu muy tëdde, yàlla nañu njanaaw yi naaw ci kaw maa leen di wërsëgal, yéen doomu aadama yi ci kaw suuf maa leen di wërsëgal, jën yi nekk ci biir ndox mi maa leen di wërsëgal, ndundat yi dox ci kaw suuf maa leen di wërsëgal, rabbi àll yi nekk ci kaw suuf maa leen di jox seen añ ak seen reer ak seen ndékki, waaye xattaa melentaan yi xorondom yi gën a tuuti di dox ci kaw suuf, man yàlla tabaraka wa taala maa leen di jox seen añ, seen reer, seen ndékki. rawaat leen nag yéen bani aadama nga xam ne li ma bind yëpp yéen a ma ci gënal, yéen laa gën a sopp lépp lu ma bind. kon moo tax dégg nga li mu ko waxee ci alxuraanam ju tedd ji muy walaqad karramnaa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min at-tayyibaat wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa tafdiila. mbokk mi ku ko def bisu altine balaa jant bee fenk baax na, soo ko mënul it nga bàyyi ba diggante minuit 1 heure nga def ko, waaye daal soo ko mënee balaa jant bee fenk am na solo, ndax loo ci ñaan yàlla defal la ko. muy bésu altine. bésu talaata ci waxtu wa ca tegu nga jëlaat li ñuy bëgg a wax ci saar bi nga xam ne ba tey mooy suratul Israa'i, muy bismillahi arrahmani arrahim. wa qul rabbi adxilni mudxala sidqin wa axrijni muxraja sidqin waj'al li min ladunka sultaanan nasira. ñu baamtuwaat ko muy bismillahi arrahmani arrahim. wa qul rabbi adxilni mudxala sidqin wa axrijni muxraja sidqin waj'al li min ladunka sultaanan nasira. mu ma nekk verset 79 ba 80. gis nga def ko bésu talaata ci 666. mbokk mi muy mbir mu am solo, mooy deuxième jour bi di bésu talaata ci même heure bi nga defoon bu njëkk ba, bu dee suba teel bi balaa qabla tuluu'i shams, balaa jant bi di fenk. beneen bi ci tegu mbokk mi ngi nekk ci suuratu naxli verset 79 moom itam ba 80 ñi bàyyi ci xel. muy bismillahi arrahmani arrahim. wallahu jaala lakum min buyutikum sakanan wa jaala lakum min juluudi al an'aami buyuta tastaxifuunaha yowma da'nikum wa yowma iqaamatikum wa min aswaafiha wa awbaariha wa ash'aariha asaasan wa mataan ila xiin. mbokk mi ñu baamtuwaat ko bismillahi arrahmani arrahim. wallahu jaala lakum min buyutikum sakana wa jaala lakum min juluudi al an'aami buyuta tastaxifuunaha yowma da'nikum wa yowma iqaamatikum wa min aswaafiha wa awbaariha wa ash'aariha asaasan wa mataan ila xiin. nga di ko def 313 muy bésu àllarba ci waxtu wi nga xam ne moom lañ fi tudd sànq mbokk mi. imma in axtarta boo ko soppee te tànn ko nga def ko qabla tuluu'i shams, bala jant bi di fenk muy àllarba. mu dese la alxames nga jël 4e aaya bi muy bismillahi arrahmani arrahim.
wallahu jaala lakum mimman xalaqa zilaala wa jaala lakum min aljibaali aknaana wa jaala lakum sarabila taqiikum alxarra wa sarabila taqiikum ba'sakum kadalika yutimmu allah nicmatahu alaykum laallakum tuslimoon. muy 80 ba 81 ci sóoratu naxli. mbokk mi muy la am solo. ñett yi nag mbokk ñeent yi ñu tudd benn bu ci nekk mbokk mi jullit du ko def ba pare di dëkk ci ñàkk. nañ ci bàyyi xel mbokk mi. yàlla day moo ñu ne woon ud'uuni astajib lakum fa inni qarib ujibu daawata daa iza daani. mbokk mi yàlla day moo ñu ne woon woo leen ma ñaan leen ma. ñeenti yi nekk ku ci sax moo xam bitim réew nga nekk doo ñàkk, moo xam Sénégal nga nekk doo ñàkk, moo xam ci kaw gi nga nekk doo ñàkk, ak foo mën a nekk yàlla ci mbaaxam du deñ ci di la bette ay xéewal. yàlla nag mbokk mi dañ ko war a xam bu baax mooy yàlla bu lay jox wërsëg taamu ci waxtu, taamu ci heure, saa su ne waxtu wu ne te mu soob ko dalay jox lim la bëgg a jox. yàlla day joxe ci guddi, yàlla day joxe bëccëg, yàlla day joxe suba teel, yàlla day joxe naaj wu tàng, yàlla day joxe ci jamonoy sedd, yàlla day bàyyi sax mbokk mi ba taw bi soob, dënnu yi dal, ngelaw li tar, kenn du ñeme génn, nga tëdd sa néeg yàlla ne la tey laale woon sama bopp, fekk la ci sa biir néeg boobu ak dënnu yooyu ak melax yooyu, mu boole la ak waa ju baax mu ñëw fëgg sa buntu néeg nga ubbil ko, mu fekk la ci biir jox la wërsëg wu dul jeex. kon mbokk yi yàlla day mooy wanati xereñteem te xam ne huwal faal li ma yurid, mooy def lu ko soob. kon jullit warul natt am amam ci benn bés, warul natt am amam ci benn weer, warul natt am amam ci benn semaine. na natt am amam rek ci ne yàlla mi nga xam ni moo yor yëf yi di ko séddale, waxtu wu nekk mën na ko séddale. nit a ngi tëdd di nelaw, ñu fëgg la yee la wërsëg yee la jox la boppam. nit a ngi dox ci mbedd wërsëg fekk ko fa. nit a ngi yéeg avion wërsëg fekk ko fa. nit a ngi dawal oto wërsëg fekk ko fa. nit a ngi dox ba toog benn béréb sonn ci banc wala ci xeer, toog di noppaliku ca noppalikoom boobu mbokk mi wërsëg fekk ko fa. lii nag li muy tegtalee mooy fu ngeen wëlbatiku rek yàlla mën na leen a wërsëgal, te mën na ko, am na ko, te li mu yor du jeex ba ilaa yawmi diin. kon mbokk yi fal namudd aydina ila llahi azza wa jalla, nañ tàllal suñuy loxo rabbu samawati wal ardi. innahu comme niñ koy waxee rek moom daal du delloo ay loxo ila yawmi diin. kon mbokk mi nañ am ci yaqiin ci rabbu samawati wal ardi, la shakka wala najudu ay shakkin anhu afillahi shakkun fatir samawati wal ard. yàlla kenn du sikki sàkk ci ay mbiram. kon mbokk mi ñeenti mbir yaa ngoog: altine, talaata, àllarba, alxames. yàlla nag julli du ko tàllal loxo mook bésu altine mu delloo ko, nga tàllal ko loxo talaata mu delloo ko, nga tàllal ko loxo àllarba mu delloo ko, nga tàllal ko loxo alxames mu delloo ko. mbokk mi yàlla du doxale noonu ay mbiram. yàlla ni mu koy doxale daal mooy bu la ko joxul altine jox la ko talaata, bu la ko joxul talaata nag jox la ko àllarba, bu la ko joxul àllarba jox la ko alxames. mbokk mi kon nañ fexe di jéem a tàllal suñuy loxo rabbu samawati wal ard, ki nga xam ne ki moo yor magasin bu mag bi di séddale yëf yi, te yi muy séddale du jeex. waaye ñu nit dañuy bàyyi xel ne dañ ci xéewlu ci xéewalam yu yaatu yi ba jeexal ko, ba jóge fi te du jeex. suñuy naataangoo di ay nit comme ñun ñëw jël suñuy place ñoom it dund xéewlu ba jóge fi bàyyi fi ñeneen te du jeex. kon hakaza takunul xayaat, hakaza tastamirul xayaat.
nii la àdduna di dunde nii la àdduna di doxe mbokk mi ku ñëw def sa jamono bàyyi ko fi dem keneen ñëw def jamonoom bàyyi ko fi daldi yeeweeku kon mbokk mi lii rabbu samawaati rek mooy xaadir ki ka àttan ci di ko def ci jamono bu nekk te du ci lot du ci sonn du ci tay du tële mukk ci séddale bu rëy bi muy séddale te kenn du mànkele bakkan bu yàlla sàkk saa yoo xee yàlla dina am fu mu jaar ak yow ba nga am loo def ci sa biir kenn du xiif kenn du mar kenn du ñàkk te ku jaaxle mu gindi la ku jaaxle mu wollul la kooku mooy borom mbir yi nañ delloo mbir yi ci loxoom kon mbir maa ngoog mbokk mi ñu baamtuwaat ko ndax jullit ñi dañuy ñaan saa su ne bu ñu ñëwee ci waxtu wi ñu di ko baamtu ndax ñoom it ñu man di ko teewlu man ci jëriñu ndax li ñuy def nii pour rek njëriñu askan wi yàlla génne leen ci xat-xat génne leen ci tolof-tolof génne leen ci ñàkk-ñàkk génne leen ci wéru di yaram te ki leen ci mën a génne du ma sàmba du ma demba ku dul rabb samawati wal ard kon mbokk mi nañ bàyyi xel ci li ñu tuddoon ñi baamtu ay ku nekk xam ko ñi ko mante bëgg ko di ko def di ci déyanteeg seen borom ci seeni biir ak seeni biti yàlla nag aka sopp ku koy ñaan aka bëgg ku koy tàllal loxo aka bëgg ku koy diis boppam waaw moo tax mbir maa ngi noonu muy bismillahi arrahmani arrahim wa laqad karramna bani aadam wa xamalnaahum fi lbarri walbahr wa razaqnaahum min altayibat wa faddalnaahum ala kasirin mimman xalaqna tafdila mooy bu jëkk bi mbokk mi beneen bi ci tegu waxoon nañ ko ba tey ci suratu Israa muy waqul rabbi adxilni mudxala sidqin wa axrijni muxraja sidqin waj'al li min ladunka sultaanan nasira muy ñaareel bi di bésu talaata bésu àllarba bi nga jël bismillahi arrahmani arrahim wallahu jaala lakum min buyutikum sakana wa jaala lakum min juludi al an'aami buyuta tastaxifuunaha yowma daanikum wa yowma iqaamatikum wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha asaasan wa mataan ila xiin muy bisu àllarba bi alxames na nga jël ñeenteeli aaya bi ba tey ci suratu naxli muy bismillahi arrahmani arrahim wallahu jacala lakum mimman xalaqa zilaala wa jacala lakum min aljibali aknaana wa jacala lakum sarabila taqikum alxarra wa sarabila taqikum ba'sakum kadalika yutimmu allaha nicmatahu alaykum laallakum tuslimun gis nga ñeenti mbir yu am solo yaa ngoog bëgg rek jullit ñi jaaxle seen jaaxle wàññeeku ñi nekk ci tolof-tolof yàlla teggil leen ko ñi nekk ci ñàkk gu tar yàlla génne leen ci ndax bari aana kuy dox te àndul ak xelam ngir tolof-tolof fi àdduna bari nu kuy tëdd guddi ñëpp di nelaw te doo nelaw ngir jafe-jafe yi àdduna bari na jullit bu la seet si yenn saaye nuyu la waxtaan ak yow te li muy waxtaan ak yow yëpp mi ngi waxtaan ak yow ci kaw jaaxle ci kaw naqar ci kaw bopp bu ubbu te xamul nu mu la koy waxee xamul nu mu la koy diisee kon mbokk mi muy lu metti lool di lu jafe lool ndax bari aana du ñëpp ñoo mën a wax seen bopp waaye nag ku nekk am nga sañ-sañ tëju sa biir néeg xëcc sa buntu tëj sa palanteer lal sa der jàpp ba set jàkkaarloo ak rabbu samawaati wal ard fu kenn nekkul fu kenn yëgul fu kenn teewul yow rek yaag borom asamaan ak suuf nga diis ko sa bopp wax ko li la dal wax ko say xat-xat wax ko say metit wax ko sa naqar wax ko sa jaaxle ndax mu génne la ci te moom rek moo ci mën a génne ñëpp muy rabbu samawaati wal ard kooku mooy yor mbir yi di ko doxal
kooku moo yor lépp. mbokk mi ñu bàyyi ci xel ndax lii mooy àdduna ñaari mbir rek ñoo fi nekk: dund ngir mën a jaamu sa borom ak génn àdduna ngir yàlla dugal la ci àjjanaam yu kawe yi mu loolu la jullit bu nekk di ñaan ci àdduna. xayaatan tayyibatan wa raxatan watminaanul qalbi wa duxulul jannati bi gayri xisaab. yàlla yërëm la, yërëm leen, yërëm ñu, dugal ñu jannatan tajri min tahtiha al anhaar xaalidina fiha. yàlla ñu ci yàlla boole ci képp kuy jullit. waaye yàlla nañu yàlla génne ci xat-xati jamono ak feebari jamono ak ñàkki jamono. gis nga bari aana lu ma koy farataal di wax, nit a ngi dox feebar nekk ci kaw feebar ci kawam. ñaari feebar yi tar yi gën a métti ci àdduna nag mooy feebaru yaram ak feebaru ñàkk du tarde feebar la, te boo seetloo feebar la boo xam ne bi mooy gën a métti ci feebar yi. amaana doo ko mën a dis kenn, waaye nga di ko xalaat sa yaram di jeex, doo nelaw, soo lekkee du rees, boo tiimee lekk gi dootoo ci bëgg dara ngir jaaxle. kooku beneen feebar la bu nekk ci nit bu bokkul ak feebaru yaram. kon ñaari feebar yooyu bu tasee ci nit, suy yàlla jàppul lool, yàlla xetti li ñu lool, yàlla yërëm ñu lool, yàlla dawal yërmande ci ñun, mbokk mi dina metti ci jullit bu am feebaru yaram ba pare am feebaru ñàkk di ko xalaat te xamul fu mu koy waxee ji, ndax du ñëpp ñoo mën a diis seen bopp ña ci des. kon mbokk yi ñu ñaan yàlla ci lii, ndax yàlla génne ñu ci xat-xat, génne ñu ci jafe-jafe, génne ñu ci tolof-tolof, ndax moom la ñuy ñaan saa su ne ngir ñu mën a teewlu jaamu sunu boroom ci anam ga gën. ñu bàyyi ci xel mbir màngoog. su ko defee mbokk mi ñi ñëw fi ñu toll woon ci sunu xarit, seen xarit, ginnaaw bi ñu fàttalee askan wi li nga xam ne yittewoo nañ ko saa su ne di ñaan ñu baamtu ko bu ñu agsee ci waxtu wi. ñu dellu si nag ak seen xarit, sunu xarit, seen kóllëre, sunu kóllëre, seen soppe, sunu soppe, muy Yaasin wal Quraanul Hakim bi ñu ci toll woon ci salaamun qawlan min rabbin rahim. mbokk mi waxoon nañ leen ko, ci lañ ciy jaaraat ci salaamun qawlan min rabbin rahim. ñu baamtuwaat ko ndax saa su ne bu ñu ñëwee julli ñi dañuy ñaan ala kulli xaal ñu baamtu ko, ñu mën ci jëriñu bu baax, xam njëriñ yi ci nekk. ñu bàyyi ci xel salaamun qawlan min rabbin rahim. wax nañ leen ne foo dem fépp foo dem ci réew mi di nga ko gis ci oto yi, gis ko ci buntu kër yi, gis ko ci magasin yi, gis ko feneen ak feneen. bari aana lu ko nit ñi di jëfandikoo te fil xaqiqati xamuñu xaqan doole ji salaamun qawlan min rabbin rahim am. waaye daal sopp nañu ku koy doxal te bëgg ci jëriñu nga jaare ko ci bunt bi. muy li ngay jëkk a def mooy allahu ya salaam 999. soo paree nga teg ci allahu ya qahaar muy xawlan gi di 1111. soo paree nga teg ci allahu ya maliku 1222. soo paree nga tegaat ci rahim gi muy allahu ya rahim 1333. waaye ñu fàttali leen al adadul kabir an salaamin qawl min rabbin rahim, nombre bu mag bi nga xam ne bii njëriñam waxoon nañ leen ko ne leen dëkk boo ko ñaan dëkk boobu du tàkk. soldaar buy dem guerre jël nombre bu mag bi liggéey ko di nga dem ci jàmm ñibbisi ci jàmm bi ahsanil wujuh, muy 12212 ci salaamun qawlan min rabbin rahim. kon mbokk mi am réew, ab dëkk bu ñeenti nit taxawee ci biir koñ bu nekk, ku ci nekk jàpp 2212 ci salaamun qawlan min rabbin rahim, réew moomu
jàmm rek moo fay am réew moomu du tàkk ci dara rawaat leen nag ki nga xam ne kii dafay dem guerre te xamul ndax dina dellu si wala du dellu si te it bëgg na bu sañoon dellu si waat fekk si ay njabootam ci anam nga gën nañu faratal di sax ci 12212 muy adadul kabir ci salaamun qawlan min rabbin rahim mbokk mi mbir mangoog muy lu am solo di lu baax di xéewal ci jullit yi am na mbokk mu woote woon yónnee fi bataaxalam di laaj ci yenn tur yi nga xam ne yi nit ñi dañ koy faratal di jëfandikoo muy laaj nu mu tëddee. gis nga dañuy bàyyi xel mbokk yi am na tur yooyu nga xam ni dafa bari siin yu tooy ñi ko xam nañ ko ñi koy jëfandikoo it xam nañ ko tur daal bu bari ay siin yu tooy yu bari ci commencement ba ak ci jeexital bi ak ci digg bi bari siin yu bari yooyu nañ ci bàyyi xel. mbir daal boo ci xuusul xamoo ko demal ci ku la ci tane fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun ngeen laaj ñi nga xam ne ñoo leen tane gën leen ëpp xibra muy expérience ci mbir mi ngeen dem laaj leen na mu tëdde. gis nga mbokk mi tur yooyu day tur yi jara bàyyi xel la. nit lu muy jëfandikoo war na ko gëstu war ko laaj balaa ciy dugg ndax bari aana lu ñuy jël tur mu tëdde noo xam ne nii fi nga koy yaakaare ak fa mu nekk dafay wuute. bari aana lu nit di liggéey tur nekk maa bayna zulmati wan nuuri nga nekk ci diggante lëndëm ak leer doo génn ci àgg ci leer gi te doo génn ci lëndëm gi ndax tur wa ngay wérd ni nga koy wérdaa amaandu du noonu. ndax yenn saa yi ñu jël tur mbokk yi jël kanam indi ci ginnaaw jël ginnaaw yóbbu ci kanam te doo ko xam gindi woo ci demoo ci ku la ci gindi mu xamal la mbir mu nu mu tëddee nga yëkkati rek di wër da bari aano ñu ci bari torof te ci lañ ko jëlee mbiri jinne yi turi jinne yeeg tur yooyu dañuy wax jullit ñi toujours ñi bàyyi ci xel bañ ci jëfandikoo loo xamul bañ it di wërd loo xam ne lii xamuloo fu mu la jëmee su ko defee nga dem ci ku la ci tane waa ju baax boo xam tur yàlla nga toog ak moom mu gindi la wax la tur wi lu ci nekk ak boo koy jëfandikoo nu muy tëddee. gis nga mbokk mi tur yàlla day nii la tëdde dinañ ko leeral nit ñi xam ko. tur yàlla ni mu tëdde mooy boo demee ci médecin da lay wax ni antibiotique nangam lay faj, paracétamol nangam lay faj, leneen ak leneen nangam lay faj. donte ñoom ñëpp boo leen naanee ci benn biir la ñuy tase, waaye bu ñu tasee ci biir antibiotique day yéeg dem faj la muy faj, paracétamol dem yéeg faj la muy faj. kon al asmaa tur yàlla yi nga xam ne moom la nit ñi di jëfandikoo benn bu ci nekk ak li ko tax a jóg, benn bu ci nekk ak fu mu jëm. kon ñu bàyyi ci xel te moytundiku, ndax bari aana ci suñuy njaboot ñuy farataal di jëfandikoo yoo xam ni da ngay dem ëllëg mu jural la loraange, ëllëg mu jural la tolof tolof te doo xam foo koy waxee ji. kon mbokk mi ñu bàyyi xel ci mbir yi, da nga dem ci waaju baax koo xam ne kii am na expérience ci mbir mi, am na ci connaissance, nga toog ak moom wax ko sa bopp, diis ko sa bopp, mu dimbali la, génne la ci, teg la ci yoon. ndax jullit ñetti mbir yi mooy soxlaam ci àdduna. bi ci jëkk mooy génn ci ñàkk dugg ci am-am, ñaareel ba génn ci wéradi dugg ci wér, ñetteel ba bëgg a faj say aajo mu yomb la, ñeenteel ba nga yàlla may lu gudd fan nga yàgg fi te wér, juróomeel bi nga génn àdduna yàlla yërëm la dugal la aljanna. lii
mooy yi nga xam ni mooy itteel jullit ci dundam. kon mbokk yi te lii benn bu ci nekk ki ko yor di ko joxe lottul ci di ko joxe te it buñ ko ñaane mu jox ñu ko may ñu ko te du ko wàññi dara, du yàq dara ci nguuram gi, du ci yokk du ci wàññi ci li mu yor di ko joxe mbokk mi. kon ñuy bàyyi xel yooyu le tur nga xam ne mbokk mi yónnee di ko laaj nan dem daal koo xam ne kii tane na ko, ëpp na ko xibra, muy expérience ci mbir mi, mu gindi ko. nañu moytu daal tur yooyu nga xam ne mbokk mi daa bari ay siin yu tooy lool ci commencement bi ca digg ba fa mu jeexee, ndax bari aana fu muy indi leen nit ay tolof tolof te borom du ko gaaw a xam. ñaareel ba mooy teewlu ci jaamu yàlla la bokk, te jullit bari aana lu lay nit di wax ne la man dey wér dinaa ba sonn dara sottiwul, ñaan naa yàlla ba sonn dara sottiwul, def naa nangam dara sottiwul, def naa nangam dara sottiwul. axankay li nga ñaan yëpp kenn mënu ko ñaan rabbu samawaati wal ard te say mbir du sotti, xanaa kay defin wa, toogin wa, waxin wa ak nang cay duggee moom nga xamul. ndax kat mbokk mi làmp moom ñëpp xam nañ fi ñu koy taale, soo bàyyee fi ñu koy taale di ko taale fi ñu koy fayee du tàkk. kon sunu xarit, sunu kóllëre, sunu soppe di seen soppe ngoog ñi bàyyi ci xel muy yaasin wal quraanul hakim ak i njëriñam. su ko defee ñu bàyyi ci xel ndax jullit ñi fi ñi teewlu ci waxtu wi dañ doon ñaan wa ala kulli xaal bu ñu ñëwee ñi baamtu li nga xam ne lii wa ala kulli xaal waxoon nañ ko fi. ak it mbokk mi doon wax ne dafa bëgg xam, ñu dimbali ko wax ko ak xam suuna xaaf ci yan saar la nekk ci alquranul karim, ñu dimbali ko xeetali ko leeral ko ndax mu man ko xam, su ko bëggee jëfandikoo man ko jëfandikoo. waaye daal li ñuy digle mbokk mi nañu bàyyi xel daal ñu baamtuwaat ko ci tur yooyu nga xam ne yi dafa bari siin yu tooy. dañuy xam ne rek ñu koy yor di ko doxal xam nañ ko, ñu di ci bàyyi xel te di ci def ndànk. gis nga bari aana lu nit di gis dara amaana nga fekk ko comme niñ ko waxee kamaatara, niñ ko gisee rek noonu nga koy doxale. amoo ci expérience, xamoo bopp bi, xamoo ndigg li, xamoo geen bi, nga ñëw rek nekk ca, xamoo fu mu jëm ak yow, xamoo lu mu lay jural. kon mbokk mi ñu def ndànk ci mbir yi, suñu xamul ñi laaj ñi xam. moo tax alquran wax nañu ko muy fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun. su ngeen xamul daal laaj leen ñi xam, ñu leeral leen mbir yi na mu yelloo tëdde. beneen biñ ciy teg rek balaa ñuy dellu si ci fi ñu toll woon, balaa ñu agsi ci wamtaazu al yawma ayyuhal mujrimun alam ahadi ilaykum ya bani adam an la taabudu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa na'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan kasira afala takunu taqilun. balaa ñu ci agsi mbokk mi dañuy leeral mbokk mi rek lii muy laaj, muy xamsuuna qaaf, muy lu am solo, lu doy waar, loo xam ne lii ëmb na ismullahi al a'zam al kabir al akbar al jalil al ajalli alladi man daa bihi ajaaba wa man saala bihi aata. muy xamsuuna qaaf nekk ci sourate baqara ci verset 245 la. muy bismillahi arrahmani arrahim. alam tara ila almalai min bani israila min baadi musa is qaalu li nabiyin lahum ib'as lana malikan nuqaatilu fi sabilillah qaala hal asaytum in kutiba alaykum alqitaalu allaa tuqaatilu qaalu wa ma lana allaa nuqaatilu fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaa'ina
fa lamma kutiba alayhim alqitaalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bi zalimin mu toll ci 246 ci suratu baqara. benn bu jëkk baa ngoog, beneen bi ci tegu mbokk mi yaa ngi koy fekk ci suratu ali imran muy 180 di bismillahi arrahmani arrahim. laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir wa nahnu agniya سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق بجي 181 muy deuxième aaya bi. troisième bi mbokk mi ñu bàyyi ci xel moo nekk ci suratu nisaa 76 ba 77 muy bismillahi arrahmani arrahim. alam tara ila alladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salat wa atu zakat فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لو أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. muy ñetteeli aaya bi nekk ci sooratu Nisaa, ñeenteel bi nekk ci sooratu Maïda 26 ba 27. mbokk mi muy bismillahi arrahmani arrahim. watlu alayhim naba'a ibnay aadama bilhaq iz qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal min al-axar qaala la axtulannak qaala innama yataqabbalu allah min almuttaqin. boobu mooy mbokk mi ñeenteel bi nekk suratu Maïda. juróomeel bi moo nekk ci suratu Ra'di di verset 15 ba 16 muy bismillahi arrahmani arrahim. qul man rabbu samawati wal ardi qulillah qul afattaxastum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim nafan wala darra qul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. mbokk mi juróomi aaya yaa ngi noonu constitué ëmb 50 qaaf wa ma fi 50 qaaf min al asrar wal manafi wa fihi ismu allahi al a'zam al kabir al akbar al jalil al ajal alladhi man da'a bi ajaba wa man sa'ala bihi ata. 50 xaaf nag mbokk mi baak ñaari boor la foo ko yóbbu mu dem. nañ ci bàyyi xel comme que mbokk mi da doon ñaan incha allahu bu ñu ñëwee ñu dimbali ko wax ko fi mu toll mu gëstu ko ndax amaana mu yitte woo ko te du xam fu mu toll ñu baamtuwaat ko waxal ko moo tax ñu jaaral ko ci comme ni mu ko doon sàkko saa su ne ci waxtu wi. incha allah ñu fas yéene lu ñu fi jullit ñi ñaan te ñi am ko man ko incha allah dinañ ko leeral ñu jëriñu ci ñu xam ko ndax alquran mooy suñu trésor mooy suñu xarit mooy suñu kóllëre mooy suñu soppe fii ak fa ñu jëm mooy suñu wéeruwaay mooy suñu lépp. kon mbokk mi nañ jël alquran def ko suñu xarit ndax amaana ñu ngi ko def sunu xarit sax te yëguñu ko ndax kenn mënta xëy soo ba ngoon jot te tuddoo alquranul karim imma nga tudd ko ci jullik suba mbaa nga tudd ko ci takkusaan mbaa tisbaar mbaa timis mbaa gée. kon koo xam ne kii saa yoo xëyee tudd ko te nga ko def sa kóllëre te nga koo def sa xarit te nga ko di sa bopp taqoo ko mu nekk sa xarit nekk sa kóllëre nekk sa waxtandoo nekk sa diisandoo. ndax moom ku ko xaritoo ku ne mu sàmm la aar la fajal la say aajo ubbi la yokk la defal la li nga bëgg ci zahir defal la ko ci baatin moom alquranul karim. moo tax nit yàlla yu baax yépp alquran moo doon seen xarit mooy seen kóllëre mooy seen wéeruwaay mooy seen lépp. lu ñu am moom lañ koy jox ci moom la ñu dëkkoo moom ci la ñuy ndekki di ci añ di ci reer di ci njoganalu di ci def lépp ci alquranul karim. ndax nitu yàlla yu baax yi fi yàlla jaarale ku ci mësoon a xiif alquran ngay jàng
bu doonte benn aaya la sax sa biir fees waxtu añ bu jotee ñi jàng aaya seen biir fees bu reer jotee ñi jàng aaya seen biir fees ñooñu day fa ñu toll ñun tolloo guñ fa ñu bàyyi lool xel ci loolu kon nit yàlla yu baax yooyu nga xam ni alxuraan mooy seen añ di seen reer di seen ndekki di seen lépp ñun sopp nañ ko lool de bëgg nañ ko waaye nag yàlla mayeguñu ñu toll foofu awliyaullahi toll wa saalihin alladina hum min ahlillahi wal aarifin ñooñu cër biñ ci yàlla bi leen ci yàlla jox ñun tollooguñ fa waaye du tey rek ñu góorgóorlu gën a yokk suñuy jaamu yàlla gën a yokk suñuy ñaan ndax yàlla yokk suñuy maqaamaat ndax jaamu yàlla loo ko gën a def ñaan yàlla loo ko gën a def say garaat di gën di yokk say maqaamaat di gën di yokk ndax xusuusan alladi yatadarra amaama allahi baakiyan mustaatafan kaman taqaabala maa al mawt wajhan li wajhin gis nga mbokk mi jullit lii mooy waru garam nañu dellu suñu bopp ci rabbu samawati wal ard tàllal ko suñuy loxo wax ko suñu bopp ci biir ak ci biti lu neex ak lu naqari lu metti ak lu mettiwul lu ñu yaakaar lu ne nañ ko ko diis ndax moom moo yor si grand chantier yi mooy doxal lépp luy dox kon mbokk yi mbir maa ngoog ñu ngi jégglu di leen ñaan ngeen may ñu tuuti ñu boole leen ak sunu journaliste bi nga xam ne bi mooy ñëw fas yéene defal leen brève yi léegi muy mi ngi Marème Ndiaye mooy ñëw léegi comme ni mu ko daan defee bu weesoo loolu ñu dellusiwaat ñu nit ànd ak yéen incha allah ubbi téléphone yi ànd ak seen xarit di sunu xarit muy Yaasin wal Quraanul Hakim ba 1h du matin mbokk yi ci kanam tuuti. RFM Dakar 94.0 Thiès 102.5 Kaolack 93.9 Ziguinchor 92.0 Mbacké 98.4 Matam 95.0 sur internet www.futurmedia au pluriel .net et sur Wordspace canal 430 RFM la radio qui vous suit partout. Vendredi 12 mai 2017, il est minuit, le bulletin d'information. Bulletin présenté par Migui Maram Ndiaye à la partie technique Assane Diouf. Bienvenue. Vaste opération de sécurisation dans la banlieue de Dakar. 85 personnes ont été interpellées par la police. C'est hier pour divers délits. 12 motos et 24 charrettes immobilisées d'après le commissaire central de la banlieue. Anna Semou Diouf, il n'existe nulle part au Sénégal du riz en plastique. Le ministre du Commerce et formel, Alioune Sarr, précise que plusieurs contrôles effectués sur le terrain ont prouvé qu'aucun spécimen de riz en plastique n'est présent au Sénégal. Il a appelé les consommateurs à dénoncer toute marchandise dont la qualité mauvaise peut compromettre la santé publique. Ibrahima Diamé. Le riz en plastique ayant soulevé beaucoup de bruit au Sénégal, ces temps-ci n'est que de la rumeur, selon Alioune Sarr. Après la série de démentis apportés par ses services, c'est le ministre lui-même en personne qui se porte en faux contre l'existence de ce riz sur le marché sénégalais. Je voudrais rassurer les Sénégalaises et les Sénégalais qu'il n'a été constaté nulle part au Sénégal du riz en plastique. Nulle part. Ce sont des propos complètement infondés qui ne reposent sur aucune réalité. Les quelques rares fois d'ailleurs où les services du commerce ont été saisis, quand nous avons envoyé des équipes sur place, nous avons constaté que c'était du riz local produit dans la vallée. Et d'ailleurs, d'après Alioune Sarr, les contrôles sont renforcés par ces services à tous les niveaux et des sanctions ne manqueront pas de tomber sur tout commerçant pris en flagrant délit. Le ministère en charge du commerce a quand même renforcé les dispositifs de vigilance pour la surveillance des marchés dans toutes les régions du pays. Aujourd'hui, à Kaolack, nous avons instruit les services régionaux de commerce dans tous les départements de surveiller et de contrôler et d'alerter. Et au jour d'aujourd'hui, nulle part au Sénégal, nous l'avons constaté. N'empêche, le ministre demande aux consommateurs d'être eux également vigilants et de dénoncer au cas échéant
déchéant. Nous avons lancé une alerte. Tout Sénégalais qui constate qu'il y a du riz en plastique quelque part n'a qu'à saisir les services de l'État, parce que quand vous habitez au moins dans un quartier, saisissez votre chef de quartier, saisissez le commissaire de police, saisissez le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, les services de la santé, même le directeur de l'école, pour que justement les services de l'État, des forces de sécurité et de défense puissent jouer leur rôle. C'est en marche d'un CRD spécial sur le projet de construction d'un marché moderne à Kaolack que le ministre se prononçait sur le sujet en présence des autorités administratives. Le chef du département du commerce a largement écouté les acteurs, donné leur avis et à l'issue, un comité chargé de réfléchir sur le site devant abriter ce marché a été mis en place. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futurs Médias. Autosuffisance en riz, les femmes du Waalo indiquent la voie à suivre. Donnez-nous des terres et les mesures d'accompagnement. Nous allons nourrir le Sénégal, ont-elles clamé. C'était dans le cadre de la quinzaine nationale de la femme organisée à Thiagar, c'est dans la commune de Roh, à Ousseynou Diagne. Seule une plus grande implication des femmes peut conduire le Sénégal à l'autosuffisance en riz. C'est du moins la conviction des femmes du Waalo qui ont célébré leur journée départementale à Thiagar dans la commune de Roh. Sous la houlette d'une pionnière, Adja Aminata Mbodj Mbana, qui en 1987 déjà était sur les lieux pour la même cause. Toutefois, elles ont estimé que les collectivités locales doivent leur faciliter l'accès à la terre, à l'image du chef de village de Thiagar. Fatima Sall est la présidente du comité local d'organisation. Le chef de village de Thiagar a octroyé aux femmes 110 hectares. Ensuite, le directeur général de la SED a aménagé cette terre gratuitement et nous a offert aussi l'année dernière 2 groupes motopompes et nous a encore donné cette année un autre groupe motopompes. Seulement, il faut aussi nous accompagner avec des formations, le crédit également, pour nous aider à mieux entreprendre sur toute la chaîne de valeur. Plusieurs femmes chefs d'entreprise ont partagé leur expérience dans bien des domaines. L'une d'elles, Korka Diaw, est revenue largement sur les nombreuses mesures prises en leur faveur. Reste maintenant aux femmes, dit-elle, d'avoir de l'audace et de ne pas gaspiller facilement le fruit de plusieurs années de dur labeur pendant les cérémonies familiales. Richard Toll, Al-Ousseynou Diagne, RFM. Merci beaucoup à Ousseynou Diagne. La contractualisation avec les producteurs pour faire face à la concurrence. La Sonacos compte les accompagner à la prochaine campagne agricole. Le directeur Pape Dieng était en tournée à Touba où il a rencontré les acteurs de la filière arachidière, nous dit Mohamed Zodiop. La contractualisation avec les producteurs se déroule suivant ce modèle détaillé par Pape Dieng, directeur général de Sonacos. C'est-à-dire que l'huilier signe un contrat avec une association de producteurs, fournit les graines à cette association, encadre cette association, fournit les semences à l'association et à la fin, quand les producteurs vont récolter, ils vont rembourser les graines prêtées. Et ensuite, le reliquat sera vendu le reliquat de la récolte sera vendu à l'huilier. À l'heure de la libéralisation de la commercialisation de l'arachide, c'est le seul schéma qui vaille pour les huiliers, pour un minimum de collecte afin d'assurer un point d'équilibre. Cette année, la Sonacos a réussi un bon chiffre de collecte, selon son directeur général Pape Dieng, en marge de cette rencontre avec les différents acteurs de la filière. Mohamed Diop, Touba, RFM. Affaire des 5 enfants morts par asphyxie suite à un incendie avant-hier à l'unité 17 des Parcelles Assainies. Leur maman a été admise à l'hôpital principal de Dakar hier dans l'après-midi. Elle pique des crises épileptiques selon les informations recueillies par notre correspondant permanent dans la banlieue dakaroise. Salif Sow, le présumé auteur de l'incendie qui a causé la mort de 5 enfants à l'unité 17, serait un déséquilibré. Le phénomène des déficients mentaux dans les familles préoccupe bon nombre de citoyens. Certains pensent que la drogue et l'alcool sont les principales causes. Ils invitent les autorités à une sérieuse prise en charge de ces personnes. Pour d'autres, il faut mettre en place des infrastructures d'accompagnement et d'encadrement. Fatou. Téléphone collé à l'oreille, dans une rue à la gueule tapée, Amadou Conté observe les va-et-vient à côté de son véhicule. Interpellé sur ces drames qui impliquent souvent des malades mentaux, notre interlocuteur pense qu'il faut veiller sur cette couche. Le problème des maladies mentaux, là, il faut vraiment veiller sur ça. Alors, s'il y a
quelqu'un qui est malade et qui n'arrive pas à se contrôler à lui-même, bon, toi qui es son parent proche, prends soin de lui et si vous n'avez pas de moyens, essayez de vous approcher par l'État. Non loin de là, Aliou Gueye, un mécanicien dans un garage, selon lui, l'alcool et la drogue sont les principales causes de ce phénomène. Les toxicomanes ont déjà adopté cette mauvaise habitude et vous voyez le résultat que des activités malsaines. Mais Saliou Sarr est formel. Aucune solution face à l'errance de ces malades. Ça va être très dur d'éradiquer ce phénomène ici au Sénégal. Moi je pense que ça va être très compliqué parce que ça fait longtemps quand même que cela existe. Je ne pense pas qu'on sera en mesure de lutter contre ce phénomène. Nos interlocuteurs s'accordent sur une chose. Les déficients mentaux doivent être orientés dans les hôpitaux pour éviter certains drames. Mbour, rien qu'en 2016, 25 000 préservatifs ont été utilisés. Les adolescents parmi les bénéficiaires, selon le centre conseil ado de la localité, 176 d'entre eux sont atteints d'IST, infection sexuellement transmissible. 29 ont contracté le virus du sida et dans le premier trimestre de l'année 2017, 10 cas ont été notés. Mbour, la correspondance d'Abdourahmane Diallo. Rares sont les jeunes qui ne sont pas actifs sexuellement dans le département de Mbour. La plupart d'entre eux ont même plusieurs partenaires. Mbake Diouf, coordonnateur du centre conseil adolescents et jeunes de Mbour. Chaque jeune a au moins un compagnon ou une partenaire. Et ce qui est plus grave encore, la plupart des jeunes ont 2 à 3 partenaires. Ou la plupart des filles ont 2 à 3 partenaires aussi. Plus de 25 000 préservatifs ont été utilisés en 2016. Ce chiffre ne prend pas en compte les préservatifs achetés dans les pharmacies ou autres structures sanitaires. Au niveau du centre, nous avons une boîte où la personne peut se servir automatiquement à la discrétion de tout le monde. Cette boîte est installée au dehors et peut servir même au-delà des heures de travail et les jours fériés. Donc l'année 2016, nous avons distribué 25 000 préservatifs au total. Certains jeunes, eux, n'utilisent pas ces préservatifs. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont atteints des IST. Nous avons 171 pour des cas d'IST. Pour le VIH aussi, nous avons dépisté 5989 personnes durant l'année. Nous avons enregistré malheureusement 29 cas. Maintenant, pour 2017, nous avons enregistré 10 cas. Ce qui pousse le chef de service départemental de la jeunesse et du CEDEPS de Mbour à inciter les jeunes à utiliser des préservatifs afin d'éviter certaines maladies ou même éviter les grossesses indésirées. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Merci beaucoup Abdourahmane Diallo. Demande d'annulation de la procédure. Le maire de Dakar fixé sur son sort le 16 mai prochain. Les avocats de Khalifa Ababacar Sall étaient devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. Ils vont devoir attendre jusqu'au mardi pour savoir si leur requête sera acceptée ou pas. Bess Douniak est bel et bien membre de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Son leader Serigne Mansour Sy Djamil a réaffirmé sa volonté de battre campagne au sein de cette coalition de l'opposition. La conférence des leaders de Manko Taxawu Sénégal s'est réunie hier selon un communiqué parvenu à notre rédaction. Après la sortie de Talla Sylla sur nos ondes contre Idrissa Seck, les partisans du leader du parti Rewmi apportent la réplique. Selon Yankhoba Diattara, l'actuel maire de Thiès a trahi Idrissa Seck, mais le responsable politique rassure, ni Talla Sylla, ni personne n'est en mesure de détrôner Idrissa Seck à Thiès. Yankhoba Diattara au micro de Cheikh Anta Diop. Pour ce qui est de la gestion de Thiès, c'est que tous les régimes qui se sont succédés nous ont toujours audités. On a été audité sous Wade à 2 reprises et sous Macky Sall par l'inspection générale d'État. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas encore entendu ou bien vu le plus petit rapport nous épingler sur une quelconque gestion. Ce n'est pas Talla Sylla maintenant qui a reçu mandat de déstabiliser Idrissa Seck qui peut nous déstabiliser ou bien essayer vraiment de tenir l'image d'Idrissa Seck ou bien de notre gestion. Talla Sylla est trop petit pour ça. Tous avec qui il est en compagnonnage politique, il finit toujours par les trahir. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un document que je vais appeler Talla le trait. Je pense qu'il doit à Idrissa Seck reconnaissance et gratitude. Parce que c'est Idrissa Seck, comme je l'ai dit, qu'il a ramassé des cimetières politiques pour le réhabiliter. Il doit dire Alléluia à Idrissa Seck. Lui, il dit, il travaille pour Askan, pour le peuple. Mais est-ce que vous avez vu, depuis que Talla est là, depuis 3 ans, la plus petite inauguration faite par Talla Sylla? Dans quel domaine? Vous ne l'avez pas encore vu. Pourtant, il a un budget presque de 1 milliard et quelques. Nous, en tout cas, au niveau politique, on est en train de réorganiser. Pour rapport aux élections législatives, il sait qu'il sera battu à Thiès à plate, comme d'habitude. Et vous verrez, il ne gagnera même pas un bureau de vote.
à plus forte raison au centre de vote. Et je pense que c'est ça un peu qui le pousse d'ailleurs à être aussi agressif. Mais Idrissa Seck ne lui a pas fait. Au contraire, que aider. Je pense que c'est pourquoi il lui devait reconnaissance donc et remerciement. Mais pas un peu ces attaques intempestives qui ne se justifient d'ailleurs guère. Il doit comprendre que aussi Idrissa Seck est un père de famille. Idrissa Seck est notre responsable politique à Thiès, mais aussi c'est la personnalité morale politique. Cette guerre médiatique entre Talla Sylla et les partisans d'Idrissa Seck met un terme à ce bulletin d'information. Bulletin présenté et mis en onde par le duo Migui Maram Ndiaye Assane Diouf. Dans un instant, la suite de votre émission Les Vertus du Coran. Excellente écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter RFM. Pourquoi? Pour moi, RFM c'est un distributeur automatique de joie. à chaque fois chaque matin moom laay déglu lépp maanaam lépp lu ngeen def si dugub ji ba ngoon ci daal. ndeysaan mi ngi sama nopp. bég nañu ci yow Mbaye Fall. c'est la choix qui fait la différence. nga ni. c'est la choix qui fait la différence. nga ni. na biir. Mohamed. RFM moom neexul a boycotté de. yaakaar naa mën nga boycotté yu bëri waaye l'observateur ak RFM. boycotté leen bañ leen liir wala bañ leen déglu neexul de. ku buggul teral ganu maam yàlla nga teral ganu seytaane yal na yàlla musul. RFM. Il n'y a que RFM pour faire du RFM. Aujourd'hui, c'est à nous de vous dire merci. Merci de nous choisir. Merci de votre fidélité renouvelée à votre radio la RFM. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm seen kóolute rek radio Futur Média. merci un bon dimanche. koo fekkoon dañuy yem ak yéen yàlla muy borom jàmm te ku mu jàmmal nga mucc ci jàmmaaxloo yàlla nañ leen ko defal yaa ngeen jëf. merci bien. merci Ablaye. Bonne continuation avec les programmes de la radio Futur Média. RFM, toujours plus proche de vous. Toujours plus proche de vous. RFM, bienvenue. Vous êtes sur RFM. Bismillahirrahmanirrahim. mbokk mi ñu dellu siwaat ak yéen ànd ak askan wi ànd ak réew mi ànd ak waa bitim réew ci seen émission wa ala kulli xaal bi ñu leen di defal alxames bu jot ci waxtu wi incha allahu fas yéene ànd ak yéen ànd ak askan wi ak lu leen di jëriñ lu leen di génne min al faqri wa taabi wal mashaqati wa diqi shadid di ñaan yàlla mbokk yi yàlla génne ñu ci xat-xati àdduna génne ñu ci wéride yi génne ñu ci bopp yu tëju yi génne ñu ci musiba yu bari yi ci àdduna kenn rek moo ci man dara muy rabbu samawati wal ard kon mbokk yi nañu dajaloo jël sunuy xel sunu xol sunu bëgg-bëgg sunuy doole yu néew sunuy ñàkk xalaat suñuy xalaat yu te fi ñu jëm xamuñu ko xamuñu ban yoon la ñuy jëm dañuy tañaxe rek di dem rabbu samawaati rek moo xam yoon wu baax wi ci ñun kon mbokk yi nañu jël sunu bopp delloo ko yàlla mu wan ñu yoon niital ñu tette ñu wan ñu fi ñuy jaar wan ñu fi ñuy teg sunu tànk te loolu suñ ko bëggee dañuy ànd ak yéen ànd ak ñun ànd ak askan wi dem féetewoo ci ki jara féetewoo muy alquranul karim jël sunu wéeruwaay def ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam topp ko fa mu tegoon tànkam ñu teg fa sunuy tànk fa mu doon xool ñu di ko xool fa mu doon jëm ñu jëm fa la mu bëggoon ñu bëgg ko la mu bañoon ñu bañ ko la mu doon topp ñu topp loolu asallahu an yabaasa alayna maqaman mahmud buñ ko defee day mbokk mi yàlla ci mbaaxam ak ci sopp gu mu sopp sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñuy fexe di roy ci moom
bëgg la mu daan bëgg bañ la mu daan bañ yërmande gu yaatu googu ci la ñuy yàlla di xoole ba yërëm ñu génne ñu minal faqr wa taabi wal mashaqati wa diqi shadid yàlla génne ñu ci xat-xat dugal ñu ci yomb-yomb comme na mu ko waxoon ci alquranul karim inna maa al usri yusra yàlla génne ñu ci usr dugal ñu ci yusr génne ñu ci jafe-jafe dugal ñu ci yomb-yomb wa yuxrijuna min al amraad al batiniyati ila sixatin kaamilatin wa jayida yàlla génne ñu ci feebar yu jafe-jafe yi feebar yu tari yu metti yi may ñu wér gu yaram bu mat sëkk ba jullit bu nekk foo mën a ne ci àdduna yàlla may la kàttan boo ko mën a jaamu yàlla may la wërsëg boo mën a toogee ak sa njaboot yàlla may la ndëgër lay boo mën a toog jàkkaarloog moom jaamu ko barab bu samawaati xam ne sama jaam bi jaamu na ma loolu nag mënoo ko def lu dul ci wér gu yaram mënoo ko def lu dul ci yàlla génne la ci minal faqri wa taabi wal mashaqati wa diqi shadid yàlla génne la ci jafe-jafe ak xat-xat ci nga mën a jaamoo sa borom xaqiqatal ibadati muy jaamu yàlla bu sell ndax jullit bi su wér su feebarul dara jotu ko wërsëg gi mu bëgg yàlla may ko ko su fekkente ne rek yërmande yàlla ngi daw ci xolam di daw ci yaramam war na man delloo yàlla njukkal nag mooy nga jaamu ko ci nam gëne di def say nawaafil al-layliyati ngay naafila guddi di def zikr di tudd yàlla ndax ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ci tudd yàlla ci la xol yi di dale yaram nag buy tudd yàlla yaram buy wérd di def zikru di tudd tur yàlla saa su ne yaram woowu mbokk mi day gën di jege leer di gën di génn ci lëndëm loo gën a def zikr loo gën a wérd sa tur boroom yàlla di la gën di génnee ci lëndëm di la dugal ci leer sa yaram day soppeeku say bët day leer sa jëmm day am beneen taxawin sa lépp yàlla dina la ko soppil ba ku la gis xam ni yow mi yaa ngi ci mbir mu am solo muy nuurun ala nuur muy leer ci kaw leer ndax tur yàlla leer la aaya alquranul karim ñi jàng leer la kon nekkete nuurun ala nuur yahdillahu li nuurihi man yasha yàlla daal mooy gindi ci leeram gi ko sopp kon mbokk yi mbir maa ngoog di suñu mbir di seen mbir di seen soxla di suñu soxla ñun ak yéen ñooy bokk ñun ñëpp tàllal suñu loxo rabbu samawaati wal ard ndax kenn ku ci nekk soo xëyee ci ñun am nga soxla bu la jaaxal am nga lu tëj sa bopp am nga loolu naqari am nga stress am nga loo xam ne di bëgg nga faju te fajuwul moo xam feebar la moo xam ñàkk la moo xam am bu yeex la moo xam nga am njaboot mu nekk bitim réew nga bëgg yàlla génne ko ci moo xam nga am njaboot mu nekk bitim réew tumuranke nga bëgg yàlla dimbale la mu génn ci moo xam nga am njaboot mu nekk bitim réew nekk ci xat-xat nga bëgg yàlla génne ko ci mbokk yi soxla yi bari na xat-xat yi bari na tolof yi bari na te kenn rek moo ñu ci mën a génne ñu bàyyi ko xel mu yore alquranul karim mi nga xam ne mi moom la ñu sayyiduna Muhammad indil muy làmp bu leer bi nga xam ne bi amul ci àdduna ak alaxira làmp bu ko gën a leer muy alquranul karim nuurun ala nuurin leer la ci kaw leer moo ñu leeral fii ñu nekk dañuy leeral fa ñu jëm kon mbokk yi nañ ci wéeru jàpp ci te xam ne amuñu lu dul kitaaballahi muy téere yàlla muy sunu xarit di seen xarit di sunu soppe di seen soppe kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ubbi téléphone yi ala kulli xaal lépp lu ci waay bëgg laaj nga mën a ànd ak ñun ci numéro téléphone yi incha allah lépp lu leen yitteel ngeen bëgg ko laaj incha allah ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 هذين الرقمين حالا حيثما اتصلتم بنا إن شاء الله ستجدوننا حاضرا في انتظاركم كالعادة في كل يوم الخميس 88 628 14 14 ولا 88 628 14 15 mbokk yi
numéro yaa ngi ak ñu bi téléphone yi ànd ak askan wi ci ñi nga xam ne ñii wa ala kulli xaal am nañu seeni yitte bëgg ko laaj incha allah ñu di leen bàyyi xel di leen teewlu ci numéro boobu ñu jël ko ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay ziara. waaw ñu ngi lay ziara. jaaraam. alhamdulillah. alhamdulillah. baado ko ɓuray so jiri mi artanama hen lila fi ɓuray so on jiri mi artanami hen lila fi Quraysh no eyyi mamin garto hen joni inchallah eyyi inchallah moƴƴi dinañ ci ñëw léegi ndax lila fi Quraysh lay laaj bëgg ñu ñëwaat ci gën koo leeral ما في هذه السورة الكريمة الشريفة من المنافع لنكتي لإله في قريش نجيل كتي لين بتنيم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد من ينجلي زيارة. سيد من ينجلي زيارة بابا. يعني يلا نقول زيارة الحمد لله. أنا ينجلي نيان البانك. دقي يلا نقول نيان. لما لاج موي. léegi ayatu xam nga biteli boo koy defar. léegi ayatu kursi bi. xam nga da ngay commencé bismillah rahmaan rahim. léegi boo ko jàngee ndax da ngay wax bismillah rahmaan jàng fukki ayatu kursi ak benn wala ayatu kursi bi day ànd ak bismillah rahmaan rahim. déedéet benn boo xasee dugal benn bismillah rahmaan rahim rek. waaw mën ngaa continuer. da ngay def kon fukki ayatu kursi. ak benn. def ak benn. def fukk ak benn. def fukki waaw fukk ak benn def la xat jàng fukk ak benn. waaw. te boo santaar fukk ak benn. waaw léegi nag soo ñëwee ci soo jàngee ayatul kursi yi. waaw nga jiital ci benn fatiha. jiital ci benn fatiha. nga jàng ayatul kursi yi fukk ak benn. waaw soo ñëwee ci laqad jaakum. waaw da ngay jiital fatiha. da ngay jiital fatiha. jàng ko fukk ak benn. waaw nga ñëwaat ci wa samaa'i wa taarix nga jiital fatiha. waaw jàngaat ko fukk ak benn. waaw nga ñëw ci yaasin jiital fatiha jàng ko benn yoon. waaw boo ñëwee da nga jàng fatiha. waaw bu ci nekk boo waaye koy fatiha sax boo ko jàng mu day ànd ak bismillahi rahmaani rahim. waaw benn bu ci nekk daal boo koy dugal da ngay jiital bismillahi rahmaani rahim. waaw ndax fatiha huwa miftaaxu jamiil abwaab mooy caabi buntu yëpp mooy. léegi nag kon noonu xam naa léegi da ngay def def fatiha def fukk ak benn. mu ngoog. dawal bisimilah def fàtte def da wax jàpp fukk ak benn. léegi soo paree ba def nag léegi booy naan nag ci nga ñaar. waaw. jërëjëf. jërëjëf sanaati bi daalika xaalan dinañ ci ñëw incha allahu fas yéene ànd ak askan wi ci 88 628 14 14 salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziara. waaw Papa Abdou Karim ñu ngi ziar de. yàlla nangu ziar. yaa ñu ngi lay ñaanal. amiin yàlla nangu. xam naa dina àndaat ak ñun ci kanam tuuti ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 salaamaaleykum wa rahmatullah. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Safa na ngeen def yaa ngi jàmm. sant yàlla alhamdulilah. numéro bi laa soxla woon numéro bi. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. incha allah. jërëjëf. ñu ñëw ci mbokk mi woote woon léegi di laaj li ilaafi Qurayshin li ilaafi Quraysh lañ waxoon dinañ ci baamtuwaat mbokk mi. ndax ku nekk ak li sa yitte ala kulli xaal li ilaafi Quraysh waxoon nañ ko ne leen soo amee sa xar béy nag giléem ak lu mu ci manti doon ci wàllu jur nga bëgg yàlla barkeel ko yàlla ful ko yàlla tegal la ko ci anam ga gën fexeel nga liggéey li ilaafi Quraysh dinañ ci ñëw léegi salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam. sëriñ bi. waaw. waaw sa numéro téléphone laa bëggoon waaye. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. d'accord waaw. baax na incha allah. 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 lii laa fi Quraysh ngay liggéey soo yoree jur mbokk mi nga toog ci biir jur gi
nga nekk ci seen biir moo xam ay gileem la moo xam xar moo xam béy la nga liggéey lii laa fi Quraysh ci nombre 666 yàlla dina ko barkeel yàlla dina ko fulal ba mu toll foo xam ne fii lu la yéem lay doon mbokk mi njëkk ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sant yàlla alhamdulilah. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah su ko defee ñu bàyyi xel loolu muy lii laa fi Qurayshin benn njëriñu nga noonu ci njëriñu lii laa fi Quraysh ci nga xam ne dañoo yor jur bëgg yàlla barkeel ko ba moytuwul sa jur googu bu ñuy jurit dinañu jur gu am solo gu barkeel gu yaatu goo xam ne gi yàlla da koy gën di yaatal rek te kenn du xam fu muy jeexee ji yàlla rek moo xam fu muy jeexee ji beneen bi ci tegu ba tey ci lii laa fi Quraysh mbokk mi boo tukkee ñi ñëw ci léegi salaamaaleykum wa rahmatullah. yàlla nangu ziar. jërëjëf. numéro bi soxla woon. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. bëgg naa booy liggéey baatu laa ilaaha illallah maam si bala lim nga ko mën a liggéeyee mën si jëriñ. laa ilaaha illallah. waaw laa ilaaha illallah maam boo si bëggee jëriñ la. baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. waaw dinañ ci ñëw gis nga lii laa fi Quraysh kooku mooy secret tukkikat yi ak a baax ci tukkikat yi gis nga boo tukkee ak moom lii laa fi Quraysh nga topp ko rek lii laa fi Quraysh ànd ak moom ba ci avion bi nga topp lii laa fi Quraysh ba wàcc ci dëkk ba boo demee wàcc dëkk bi nga dal moo xam bitim réew la moo xam foo mën a ne ci àdduna jël ki ci ligne bi te ñëw àggale loolu salaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay ziara. alhamdulilah. jërëjëf ñoo ko bokk. man sama soxna. dama doon waxtaan ak moom barkas dem. ci sécurité adduna bi tey nu mu demee nii. jafe-jafe ñu gis adduna bi ak mbugal yi ci am. ñu duggoon nag ci mbirum contre nature mi di maanaam boo di jotee ak moromam. te jigéen tamit di jotee ak moromam. ma ne ko nag man de dinaa la jéem a woo wala nga jéem a woo seen say projet. su fekkente ne possibilité am na. pour ñu mun a defal benn émission concernant yéen ci yàlla Lóot ak yéen ci yàlla Noé. ni histoire jëfin ji bon boobu di gis adduna bi. boo ci mbugali ci yàlla defal nit ñi. voilà moo taxoon ma woote leen ci. te aussi ma bëggoon am plus de précision ci suñu frère bi woote léegi. ci mbirum laa ilaaha illallah. te ma bëggoon ci def benn témoignage. dama nekkoon bitim réew. ma nekk ci loxo. mbir mi jafe lool. ñu fixé ma ay questions yoo xam ne vraiment c'était difficile. mais damaa toog ni benn bés rek. ñu ne toog nii rek dama commencé wax laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah. ci fan yooyu yàlla def. suñu nguur gi fii. jox ak ambassade bi nga xam ne moo ñu nekkaloon foofu ci réew mooma. ba yàlla def daal a génn ci jafe-jafe yi. na gën ci jafe-jafe aussi fekk na bo yàqule daal lu bari. mais mu dem boo xam ne man sama jëm bopp damaa remarqué heure bi jafe rek su ma toogee ci kër laa ilaaha illallaah même bu dee fukki baat laa ko def wala ñaari baat rek. jaaxle bi ma am dafay dem. dëgg la. voilà te moom vraiment aussi bu fekkee mu ngeen di dimbale ci yeneen précision. ñu jëm ci sant yàlla rek yàlla tëddal ñu ñëpp ay yéene yu baax. incha allah dinañ ci ñëw léegi. jërëjëf. shukran wa ala kulli xaal sa naati bi zalika xaalan incha allah dina ñëw ci laaj boobu mu laaj incha allahu ci kanam tuuti ndax lu am solo la lu jar a bàyyi xel dinañ ci ñëw léegi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. waaw soxna si.
na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah maa ngi ziar. yàlla nangu ziar. amiin dama bëggoon nga ñëwaat ci Wadduha bi ci listixaar bi. incha allah loolu laa bëggoon nga leeral ma. waaw baax na dinañ ci ñëw. merci beaucoup. jërëjëf incha allah. ñi ñëw fi ñu toll woon ñi ubbi téléphone yi rek ba léegi ànd ak askan wi ci 88 628 14 14 salaamaaleykum allo. allo. salaamaaleykum. no mbaɗɗon. jam tan. ɗon e jam. jam tan. wallahi on jarama de. on jarama ko enen dendi. wallahi ɗon rokkira ɗo ko andanɗa hoorema ɗum ko rokkirgol ko mawɗum. wallahi gonga. wallahi on jarama. ay ko enen dendi eyyi joni ko numéro mi sohol. eyyi oto koppu joni wonde réseau o tottay ma numéro o inchallah. d'accord on jarama. moƴƴi on jarama inchallah. mbir mangook gis nga bu la yàlla yóbboo ci réew mbokk mi ci Liilaafi Quraysh nga wërde ko ci lim bi ñuy tudd nii ginnaaw booy tukkeek moom ci 666 nga arrivé ak moom ci dëkk ba ngay jëm ci 1111 maa bayna zulmati wa nuur nga diggante nga def ko ci diggante lëndam ak leer muy jamono zulmati jamono bu lëndam gi taree ba tarar nga def ko 1111 bu leer gi neexee ba neex ba leer lool nga def ko 1111 ci réewum jàmbur incha allahu sa ñibbisi sa nekkin sa toogin yëpp yàlla dina ko jekkal yàlla dina ko rafetal te li la tax a jóg dina nga ci am lu kawe sa njort kon mbokk mi mbir mangoog ñi bàyyi ci xel ñi ñëw ci mbokk mi li mu laaj moom it ci kalimatul musharrafa muy la ilaha illa allah muy baat boo xam ne bi mbokk mi ñu jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh. sëñ lay ziare bu baax a baax. yàlla yàlla nangu ziare alhamdulilah. di leen ñaanal fan bu gudd ànd ak wér. amiin yaa ilaah. àddina ak àllaaxira ñu ko mën ñëpp daal. amiin yaa rabbi. damay ñëw ci ay yi ñu waxoon moom la ñuy sikkar ci altine talaata àllarba ak alxames. bu njëkk bi 777. ñaareel bu talaata bi 666. bu àllarba bi 313. mais bi mu échappé mooy bu alxames bi aaya alxames bi. ñaata lim bi. waaw bu alxames bi. waaw. mooy 314. 314. waaw. donc bu àllarba bi 313 bu alxames bi 314. waaw bu alxames bi mooy 314. waaw jazakallahu xayran. jërëjëf ñoo ko bokk incha allah. jërëjëf. su ko defee ñi ñëw ci kalimatul musharrafa muy la ilaha illa allah gis nga mbokk mi la ilaha illa allah projecteur yi nga xam ni moo nekk ci àdduna buñ ko dajale woon dugal ko ci courant boo xam ne bi haute tension la dajale ko muy triple haute tension nga dugal ci leer bu toll noonu taal ko mu leera leer ba bët mënu koo xool ndax leer gu métti laa ilaha illa allah moo ko gën a leer mbokk mi ñu njël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo waaw mbokk mi bismillah allo salaamaaleykum. yàlla nangu ziyaar alhamdulilah. yàlla nangu ziyaar alhamdulilah. waaw moom de moom wàllum. allo. waaw. dégguma bu baax. waaw xam naa dina àndaat ak ñun ci kanam tuuti ñi ñëw fi ñu toll woon léegi ci kalimatul musharrafa wax nañ leen léegi ne leen haute tension wala triple haute tension boo ko dajale woon ba mu ñetti yoon ak doole ji muy am ci courant nga taal ko ak leer ga mu lay jox force boobu ak li muy am doole yëpp dabul sax genn wàllu force lumière
laa ilaha illa allah. laa ilaha illa allah leer la goo xam ne gii suñ la ko doon misaal leer gi mu ëmb mbokk mi ñu jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. allo waaw bismillah. waaw numéro bi laa soxla. waaw bul ko pe léegi ñu jox la ko incha allah. incha allah gis nga mbokk mi bari aana lu nit di yor dara te du xam li mu yor lu mu doon. gis nga laa ilaha illa allah kalimatul musharrafa jullit bu koy farataal di jëfandikoo benn nga sax ci, ñaar nga dogu ci, ñeent nga am yaqin ci li ngay def lii ñuy bëgg a wax doo ko am. xol bu koy tudd du dugg safara, xel bu koy taataan du dugg safara, muy kalimatul musharrafa muy laa ilaha illa allah. gis nga mbokk mi laa ilaha illa allah doole ji mu àndal, leer gi mu am moo gën a leer jant bi yàlla sàkk. ñi jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jàmm rek sant yàlla. rajo FM laa soxla woon ñu firi gént bi. rajo ñu firi gént bi wax nii. waaw. waaw. waaw bismillah. allo. allo waaw ñu ngi lay déglu. waaw rajo bi laa soxla woon. waaw ñu ngi moom lañ ci nga nekk nii bismillah. naa ci laa nekk nii. waaw numéro suñ bi laa soxla woon. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. achamsu muy jant bi li muy leer 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 mbokk mi laa ilaha illa allah moo ko gën a leer. weer wi li muy leer leer mbokk mi laa ilaha illa allah moo ko gën a leer. lilladina yaarifuuna qimata hadihi alkalima wa hiya kalimatun musharrafa ndax laa ilaha illa allah moo ëmb mbokk mi nguurug yàlla gu kawe gi, moo ëmb nekkug yàlla gu kawe gi, moo ëmb wixdaaniyatul ilahiyati mooy wéeta guy yàlla wéetal boppam, mooy ëmb jullit, nit, njanaaw, lépp luy naaw xam kan mooy rabbu samawati wal ard. yàlla ba mu bëggee ñu xam ko génnewul boppam nañu maa ngi nii. yàlla ba mu bëggee ñu xam ko pouvoir yi mu yor sotti wuñ ko, ndax bu ñu ko sotti woon duñ ko attan. yàlla ba mu bëggee ñu xam ko génnewul jëmmam wax ñu ne maa ngi nii xool leen ma nii laa toll. déedéet, daf ñoo yebal baat bu tuuti waaye ëmb lu rëy muy laa ilaha illa allah. laa ilaha illa allah lu muy tegtale boo ko doon tekki tey yaa ngi koy commencé ci laa ilaha illa allah yàlla mi toog ci nguuram gu kawe gi ba dara nekkul dara, jant amul, weer amul, biddéew amul, asamaan amul, dara amul. wa huwa waaxidan fi wixdaaniyatihi moom rek ci nguuram toog ba ay milliards ak ay milliards yi at moom rek rabbu samawati wal ardi ak addunaam ak leeram ak léppam te du ko bokk ak kenn. ñi jël ki ci ligne bi dellu si waat ci laa ilaha illa allah. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziara. ñu ngi lay ziar bu baax. alhamdulilah. ñeenti aaya yi nga doon wax yi ci commencement bi. moom lañ bëggoon nga jaaraatal. waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. jërëjëf ñi ñëw fi ñu toll woon léegi ci kalimatul musharrafa laa ilaha illa allah googu mbokk mi ci la yàlla toogee ci ay at, ay milliards yi milliards at ci kennam googu, ci nguuram gu réy googu ba mu neex ko ba jëmmi jamono mu tracé li muy tracé, indi guddi indi bëccëg, tàllal asamaan def ci ay biddéew, génne weer génne jant, génne ngelaw génne ndox, génne
lépp loo xam ne li yitteel na ko ci boobu jamono mu génnee ko ba pare nag door a defar ki nga xam ne kii mooy xalifatul aam ala wajhil ard mooy xalifa bi gën ci xalifa yi mu tànn fas yéene leen teg ci kaw suuf muy bani aadam defar leen ba pare nag door a génne nag lamp bi nga xam ne bi mooy leeral jant leeral weer leeral àdduna leeral guddi leeral bëccëg leeral xolu jullit ñi waaye it leeral bëtu doomu aadama yi ba ñu gind ko ci seeni xel gind ko ci seeni xol muy kalimatul musharrafa kooku mooy laa ilaha illa allah doole ji mu am mbokk mi foo ko takk weesu na fa gis nga soo dogoo nit jullit bu dogoo ca dogu ya ma baamtuwaat ko jullit su dogoo ca dogu ya ñëw ba ci benn montagne mu taxaw xool montagne bi xool ko xool ba tax ñu wax xool defaru ba jekk fa ñuy defaroo xool montagne bi xool ga war ci xool ya xool bi tax ñuy wax xool su tuddee benn baatu laa ilaha illallah montagne bi day fet kon mbokk mi kalimatul musharrafa wa laa ilaha illallah min ahli laa ilaha illallah baat la boo xam ne bi ñi ko xam dëgg xam maa fihi min ilmil baatini xam baatin bi ci nekk suñu jàkkaarloo ak montagne buñ ko tuddee montagne bi day fet li quwwati hadhihi al kalima al musharrafa ngir doole laa ilaha illallah bi yàlla dëxëñ ci biir laa ilaha illallah ci ne te ñun ñi nga xam ne ñoo koy tudd saa su ne li ci yàlla dëxëñ ci doole ak kattan ak leer donte sax mënuñu ko teg bët ndax suñuy bët lott na ci gis ko waaye nañ xam ne mi ngi ci biir te ba léegi fa ko yàlla dencoon ci biiram foofa la nekk ba léegi ñu bàyyi ci xel haa hiya tilkal kalima al musharrafa baat baa ngoog muy laa ilaha illallah muy lu am solo loo xam ne lii day wane doole rabbu samawaati wal ard day wane ne moom rek moo fi nekk keneen newu fi day wane ne amul benn buur budul moom day wane ne amul beneen doole budul dooleem day wane ne amul keneen kuy séddale ku dul moom day wane ne képp ku am soxla di ko diis di ko yittewoo amul kenn koo ko war a mën a diis ku dul moom mooy laa ilaha illallah dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti bi ñu jëlee ki ci ligne bi te ñëw ànd ak yéen incha allah ci 88 628 14 14 salaamaaleykum waaw dina àndaat ak ñun ci kanam léegi incha allah haa hiya tilka al kalima al musharrafa baat baa ngoog muy laa ilaha illallah muy kalimatul musharrafa ñu bàyyi ci xel ndax am na ku nekk ci li muy jël ko te ñëw salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziara. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñoo ngi ziara. yàlla na nga ziara. di leen gërëm ci ngeen ñu baax. alhamdulilah. di ñaan sunu borom yàggal leen ci wér lool. amiin yaa rabbi. ci wér ak yokk xam-xam bi bu baax. amiin yaa rabbi. ba nag ci suuratu yaasin bi. dama teelu woon verset 54. 55. 56 ak 57. surtout 56 57 bi yoruma lim bi nga ci teewlu woon lim bi. waaw boo ma mënoon ñëwal ci 54 55 56 57. incha allah. incha allah. jërëjëf. jërëjëf Ba. jërëjëf. shukran sanati bi zalika xaalan incha allah dinañ ñëw ci loolu mu laaj ñi fàttali askan wi ne leen incha allah nahnu fi intidaarikum kal aada fi kulli yawm alxamis xaysuma ittasaltum bina fi idaati RFM 88 628 14 14 ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay ziare. yàlla na nga ziara. ñu ñaanal yàlla. amiin. dañ doon laajte am al istixaar soo koy def maanaam balaa ngaa naafile ñaar raak ndax da ngaa war a yéene. question bi nga bëgg a posé ba pare après door a def maanaam. door a def listixaar bi. door a def listixaar bi waaw. d'accord dinañ ci ñëw léegi incha allah
tamit ma bëggoon wax tamit kii damay faral di jëfandikoo sur allahu yaa fataahu yaa razaaku bi suba ngoon. léegi dama koy faral di def donc 1111 ba pare tëjee ko 66 wasam si wa duhaa. léegi dama doon laaj foofu ndax chaque su may wédde man damay wax bisimilahi rahmaani rahim allahu yaa fataahu yaa razaaku chaque bu ma wax rek damay jiital bisimilah wala su ma waxee benn bisimilahi rahmaani rahim rek. mën naa yóbbaale yëpp. loolu laa doon laaj ndax su ma nee taxee benn bisimilahi rahmaani rahim mën naa yóbbaale yëpp. waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. incha allah jërëjëf waay. jërëjëf ñoo ko bokk incha allah. شكرا وعلى كل حال ما زلنا ننتظركم كالعادة في كل يوم الخميس في إذاعة RFM 88 628 14 14 ولا 88 628 14 15. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بواني راجب ني ديغنت بو باخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. allo waaw salaamaaleykum. waaw rajo bi bu wàññeeku woon rek ñu dégg. wàññi naa ko waaw dama doon laajte. lii laa fi xoral ci bi kuy yar ay turam yooyu noonu. question bi dafa ma rawoon sànq moom laa bëggoon ñu leeral. waaw baax na dinañ ci ñëw léegi incha allah. incha allah. jërëjëf. وسنأتي بذلك حالا إن شاء الله كالعادة في كل يوم الخميس مبكمي ميرمانغو وعلى كل حال نباي ci xel te xam ni ala kulli xaal mbir mi seen mbir la sunu mbir la seen soxla la sunu soxla la seen yitte la sunu yitte la seen soppe la sunu soppe la ala kulli xaal ñun ñëpp ñu ànd ak moom incha allah ñi jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo allo. allo oui. waaw bismillah. waaw numéro bi laa soxla woon. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. waaw baax na waaw. jërëjëf ñi fi ñu toll woon rek ci lii laa fi Quraysh sangoo ci nombre 666 su fekkente ne da nga yor jur. soo koy liggéey nag bul taxaw bul toog de xuus ci biir jur gi di ko wër di ko jàng incha allah mbokk mi liilaafi quraysh ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf falyabudu rabba hadha albayt allazi at'amahum min juu' wa amanahum min xawf gis nga mbokk mi alquran leer la alquran xéewal la alquran dooley biir la alquran dooley biti la mbokk mi kuy wut wéeruwaay demal ci alquran kuy wut aaju gi faju demal ci alquran ku jaaxle waxal ak moom ku sa bopp tëju waxal ak moom ku nekk ci jafe-jafe waxal ak alquran ku nekk ci tolof-tolof waxal ak alquran karim ku bëgg muccuk àdduna waxal ak alquranul karim waaye ku bëgg muccuk alaxira it waxal ak alquranul karim ku bëgg yàlla yërëm la yawmal qiyaamati waxal ak alquranul karim ku bëgg yàlla defar sa àdduna it waxal ak alquranul karim wa huwa kanzul muminin kitab allah huwa kanzul muminin mooy suñu trésor kooku ma yor mbir yi li ñuy seet yëpp mi ngi ci biiram li ñu bëgg yëpp mi ngi ci biiram ravitaillement bu mag bi yëpp mi ngi ci moom salaamaaleykum wa rahmatullah allo waaw bu ñu wootee ñu wàññi rajo yi rek dégg bi gën a neex. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kii RFM laay woote nii ah. waaw. waaw kii numéro bi laa soxla. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. waaw incha allah. jërëjëf. gis nga mbokk mi mbir maa ngoog. inna alladina yuriduna safar ila buldaani al ajnabiyati ñii tukki di dem bitim réew bu ñuy tukki nañ jël liilaafi Quraysh mu nekk seen xarit nekk seen wéttal zahaban wa iyaaban ci dem bi ak dëkk bi incha allah booy dem di nga wàcc ci anam ga gën di nga defaroo ci anam ga gën waaye booy ñibbisi it mbokk mi di nga ñibbisi ci nam gën a neexee ci nam gën a baaxee ci nam gën a woyofe
yàlla ci mbaaxam du la bàyyi mukk nga ñibbisi bi aydil faarixati bi aydil faarixati mooy ci loxoy neen ala kulli xaal sa taati bi rizqin kasirin ala kulli xaal ku ko saxoo daal boo ñibbisi di nga indaale yóbbal te la woykat ba waxoon ci yóbbal woykat ba nee na fa zawid min addunya fa innaka raxilu fa la budda min zaadin li kulli musaafiri wutal yóbbal ci àdduna aka baax ku tukki ba ñëw boo sañoon booy ñëw indaale yóbbal waaye it kuy dem yowmal qiyaamati boo sañoon booy dem yóbbaali yóbbal ndax am na fa solo ñu bàyyi xel ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam papa ñu ngi ziar. yàlla na yàlla nangu ziar alhamdulilah. rafet nañ liggéey bu baax. jërëjëf ñoo ko bokk incha allah. waaw numéro bi rek laa soxla woon. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. kon mbokk mi mbir maa ngoog am na ko fi woote woon léegi di laaj 51 52 54 ci sooratu Yaasin fi ñu ci toll woon ñu ngi koy bàyyi xel bu baax bu waxtu wi xatul ak ki nga xam ne kii moo woote woon sànq di wax ñu baamtuwaatal ko ñeenti ay yi nga xam ni mooy altine talaata àllarba alxames dinañ ci ñëw léegi bu waxtu wi xatul lool incha allah ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax ci loolu wa ala kulli xaal ñu bàyyi xel ci loolu incha allahu fas yéene ànd ak yéen ci fi ñu toll woon ci kalimatul musharrafa la ilaha illa allah waaye mbokk mi tey boo moytuwul li ñuy tëje mooy salaatu ala nabiyi muhammad gis nga salaatu ala nabiyu lañ leen waxoon ne leen soo bëggee say bët du naqari soo bëggee loo gën a jëm mag doo am jafe-jafey gis-gis soo bëggee saa yoo gën a jëm mag say bët di gën di leer saa yoo gën a jëm mag sa jëmm di gën di am kàttan di gën di dëgër ci biir say cër yàlla di ci def xéewal del sax ci salaatu ala nabi yi ndax ku koy farataal di jëfandikoo balaa nga tëdd mbokk mi incha allahu say bët du naqari doo am feebar boobu ñu tuddee Alzheimer ak feebaru naax yooyu yëpp yàlla dina la ci musal ci barke salaatu ala nabi muy 777 salaatu ala nabi nga di ko faratal di jëfandikoo incha allah te sopp nañu nag saa yoo ko defee 777 nga bàyyi xel ci ne nga dugal sa yéene dugal li nga bëgg yëpp ku koy faratal di jëfandikoo mbokk mi doo génn àdduna mukk ak ay bëti naqari maladie boobu ñu tudde Alzheimer ak fàtte yooyu yëpp yàlla dina la ci xettali dimbali la ci leerug salaatu ala nabi njël ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo. waaw maa duggoon sànq dama la fàtte laaj numéro bi sa numéro. waaw bul coupé léegi ñu jox la ko incha allah. waaw. mbokk mi mu ngoog loolu la ñuy tëjee ci salaatu ala nabi incha allah ñu bàyyi ci xel 777 ñu jéggalu askan wi di jéggaluwaat ngir waxtu xat wi ndikoon lépp lu fi waay laaj incha allah fas yéenañ ci indi ay leeral waaye mbokk mi nga xam ne bii moom it yónni woon na laajam bëgg ñu indil ko ci numéro yooyu mu tuddoon incha allah ñu ngi koy jéggulu xëj na waxtu wi xaw a xat dab ñu rek waaye incha allah lépp lu ci nekk buñ dellu si waatee dinañ ko leeral incha allah di ñaan sunu Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na yàlla tàppe xool ñu ànd nekk benn jàppalante dimbalante yërëmante li wajhillahi alkarim allahumma rabbi la yantahi ilayka basaru naadirin fi majdi jabarutika irtafaat ya ilahi an sifati almaxluqin sifatu qudratik wa ala an zikri zakirin kibriya wa azamatik fala yantaqis ilahi ma aradta an yazdad wala yazdadu ya ilahi ma aradta an yantaqis la ahada ilahi shahidaka حين فضرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس كلت الألسن يا إلهي عن تفسير صفاتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك فكيف يوصف كنه صفتك يا رب يا من قال لموسى اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم اللهم ربي
اللهم ربي افتح لنا وأنت خير الفاتحين وانصرنا إلهي وأنت خير الناصرين واجعل في أمرنا يسرا وفوضا ونجاح يا ربي ولا تغيب رجاءنا ورجاءهم ورجاء جميع المسلمين. اللهم ربي لا تغيب رجاءنا ورجاءهم ورجاء جميع المسلمين ببركة سيدنا ونبينا وحبيبك ورسولك محمد ابن عبد الله وصل عليه صلاة تفتح لنا بها إلهي أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتقضي لنا بها يا الله جميع الحوائج وتكون لنا بها إلهي وليا في الدنيا والآخرة يا ربي يا إلهي أنت ولينا ولا تزال ربي تكون ولينا إلا أن تنتهي الحياة فنعم المولى ونعم النصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا الله عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ربي صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.